bisimila waaye tali bi la mbaa du jeexal nit ñi termine yéene kaa ne ñaari doomu aadama deewaat nañ ca Kaffrine galaay inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la accident la ca boolu mbir ki laa la wax te bu ñu sukkandikoo nag ca fa ñu jëlee xabaar ba day waaw benn camion citerne la moom bëkkanteeg benn sept place chauffeur sept place fa dee sa saasa la dee allahu akbar la ilaha illallah dama ne la juróom ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu-gaañu dee yóbbu nañ leen hôpital régional Thierno Birahim Ndaw ca Kaffrine waaw chauffeur camion ba dee ma nga ca gendarmerie ba sur quotidien ne woon foon rek Matar Faye expert la day en sécurité routière waaw nee na permis à point bi rek xamante gi nga xam ne moo am ci kaw tali bi de moo ko mën a régler de tribune yéene kaay ne ko may ma yeggali dama ne télé gi nga xam ne kon nguuru Macky Sall gi moom la taxawee ni lé ci njëgi dund gi seer na de lool waaye kan mooy génnee góorgóorlu ci toroxtaange ak coono gi nga xam ne moom lay dund lé gouvernement bi lan mooy rôle am taxawaayam nekk jaamu nit ñi wala di jëfandikoo nit ñi laaj wa ca boppam kon moo yeyoo laajte parce que nag façon mi nga xam ne gouvernement Macky Sall bi lé moom la taxawee waaye yow bu ñu neexee ñu ne gis nga ñi jëfandikoo nit ñi ci boppam kon lañ fi nekkee laa la wax waaye jaamu wuñ soxlaw nit ñi benn yoon parce que yow nan nga mën a comprendre ci jamono joo xam ni kon sénégalais yi lée njëgal dund geeg leen xot ba maari day taali kon di leen rey ministre commerce Assome Diatta la waaw daal di taxaw rappul xeful ne gouvernement wu Sénégal bi ci boppam diwlin bi nga xam ne kon dafa yokk ak yàpp bi nga xam ne dafa yokkoon mënu ci dara waay Samba waaw loolu la gouvernement bi wax yéene kaa gi ne dama ne lay explication yi nga xam ne kon moom la Assome Diatta expliqué ni lée ci yàpp bi lée ak diwlin ji ay waxi kasaw waxi bi ci la xuusma ñàpp ay explication bi doon parce que nag gouvernement bu ñu demee ba mënul def dara ci njëgal dund gi nga xam ne kon mi ngi seer waa kon gouvernement boobee lan lay jariñ looloo jar a laaj Le Quotidien yéene kaa ne waaye xoolal leen ma campagne ñu gerte gi rek lii feeg nii kon mooy mandargaal ne ay jafe-jafe am na arditali yéene kaa yi ma jambal gaa ngi ne ministre agriculture Moussa Baldé bind na benn circulaire am ngay gerte gu waay yor indil lépp la ñuy jëfandikoo ren Ousmane Diakhaté mi secrétaire général uk Rasiat waaw nee na kayit woowee nga xam ne moom la ministre bi bind day mooy mandargaal ni jiwu gu baax ren amul ci réew mi manqué na bu ñu demee ba lañ doon tere daaw yëpp ñu daal di koy autoriser ren ci lée aya bi mag sata la croix problème am na dama ne la gouvernement Macky Sall bi taluñu daf ñoo tal élection yi lañ tal last parce que nag xoolee ginnaaw Aminata Touré moomee waaw am na ñeneen ñoo xam ne kon dañoo mer tey ñi ngi xam le ne Macky Sall dana leen recevoir sa palais ba de waaw Macky Sall kay machine bii di appareil bi la bëgg a defaraat ba mu ne cocc parce que ñu ngi xamal ne Mohamed Boun Abdallah Dionne ak maître Aline Badara Cissé na ngi leen di xaar tamit ca palais ba de termine yéene kaay ne waaye dama ne diggante Macky Sall ak Mimi Touré mi lée waaw saful yàpp saful jënde nii wii nii noo la de parce que gis nga Macky Sall mi la mu bëgg ak la muy seet xam na ko Aminata Touré day def lu nandite mel ni li mu bëgg xamu ko exclusive yéene kaa ne en tout cas seen liste yi ren day élection yi gorow Macky Sall yi lée gars yi sip nañ leen de dama ne la Mary Teuw Niane nga ne le songu Mansour Faye ca Ndar Cheikh Bakhoum Lass Badiane Aliou Dembourou Sow waaw daal dinañuy songu Adama Faye de Dembourou koy dem na ba ne Adama Sow nañ ko dàq ci parti bi waay Samba Fatma Wade day APR Grand Yoff ci tribune yéene kaay waaw nee na Adama Faye day nekk candidat par force Macky Sall joxe ndigal ak ñàkk a joxe ndigal laa la wax man Fatma Wade maa ko wax Adama Faye day nekk candidat waaye Adama Faye ban poste la am booy benn ñaar 2014 Adama Faye candidat la woon mais après dañ koo wax ne ko na bàyyi Mimi Touré jàll mais daa bàyyi mu sere sur sa année Mary Teuw Niane day kenn mënatu koo arrêté de maa la ko wax Mary Teuw Niane nee na man candidat laa ci Ndar géej la te sama candidature amul dellu ginnaaw mais Mansour Faye def na juróom-ñaari at mais bu doon def na lu baax kon wutu ko fi kay du doon coow tey Médina élection locale yi day waaw candidature Cheikh Ba Messi waa affaire yi nekk ca Médina yëpp d'accord na ñoo bootu ci ginnaaw Cheikh Ba maa la ko wax le témoin yéene kaa ne élection locale yi day taxaw Dakar waaw dama ne la bëgg-bëgg yaa ngi koy yàq de Khalifa Sall mi nga xam ne du mën a doon candidat rek jafe-jafe la waaye gaa ñaa nga ca këram nga ku ne bëgg a jiite Dakar ginnaaw Barthélémy Dias moo bee soo am war di am na ñeneen ñoo xam ne mën nañoo génnaat wax de waa Khalifa Sall moom est-ce que lii mën na koo dakal termine yéene kaay ne aji mbir gànkanu tee ngay dem de ndaw see ngay bëri doole ca Kaolack de car évidence yéene kaay ne maire bu Kaolack kay aji mbir gànkanu tee waaw daal dinay déclaré na candidature am day ñëw 24 heures yéene kaay ne suñu république bi lée mbaa du suux la gën a jege maar day taali buñ demee ba njabootu président bi lée fat république de démocratie bi tëleewu nguur gi ci farata yi lée Macky ole muy layaamal wane boppam la war a def waaye gis nga élection locale yi day ca jàmm gën si ka mbaaw waaw waa kër Modou Diagne Fada day LDR Yeesal génn nañ ca Benno Bokk Yaakaar ba de papaay Adji Sarr day Fabirama Sarr ci réew mi quotidien waaw nee na ginnaaw ay jàmm ñaari ginaar sax bu ñuy jote xanaa dañ leen a war a ate rawatina nag
ñaari jullit man day Sarr jéggalu naa Ousmane Sonko jéggalu naa askanu Sénégal gépp ñi wax daan nguur gi dañ ñoo jox xaalis ñun waa kër Adji Sarr loolee amul fii may wax ak yéen damay luwee oto bii may dawal dañ ma koo aal kon nag journaliste yi bu ñuy wax ak bind attention Adji Sarr nag maa ngi koy dégg mi ngi sant yàlla cey bajo bi Sarr Direct News ne waaye yow jafe-jafe yi nga xam ne kon ñoom ñooy am université rek waaw Maguette Sène mile liñ ko dénk est-ce que mën na ko libération yi nekkaay ne rëcc ba booy dina rëccoon nag ca camp pénal gële ndeke dañ koo dimbali ca biir de waa section de recherche day jàpp nañu ñett ñoo xam ne ay garde pénitentiaire lañ ñay garde ca kaso ba maa la ko wax syndicat gi njaboote ñay liggéeyee ca poste day ci critique yéene kaay waaw nee nañ directeur général poste Abdoulaye Bibi Baldé ma ngay gasal ba mel poste de maar di daal yàq nga xam ne kon moo am ca kër googee doy na waar xaalis fa nañ koy jaxate moo taxit lu tolloog ñeenti junni ak ñetti téeméer te ña fay liggéey seen bakkan nañ ci xottu gerte dama ne la Abdoulaye Bibi Baldé day ñeent fukk ak ñaar ci ay poste yoo xam ne rang de directeur juróom ñaari poste d'assistant mooy borom pour directeur ba 96 millions 300 laa la wax yoo xam ne directeur bi goroom la ko jox mooy directeur u Gueye Kandé service le témoin yéene kay ne port autonome de Dakar day même bu dee sa corona gi jaar na fi jafe-jafe yi waaw def na su bénéfice su 10 milliards waa kër Sarix Bey l'observateur ne yorinu stade yi day Matar Ba waaw stade la jor gee néewal na ko doole de werante ba bari na de kaddu yi kay ndey di wax ci stade bu bon bi lee ak la mën a jur ci wàllum politique waaye stade la joor a bon Direct News ne président France day Emmanuel Macron waaw démb daal den na waaye ko mbéj mar di tali mbooloo mi daal la doon riir di wutal lii xale bañ naan Damien moo ko mbéj de ak xaritam bi Arthur tar ngay dégg démb laa la wax tar talaatay Macron waaye président France bi day mbéj giñ ko mbéj ni ne yëngal na adduna démb ñun dee suñu bos nañ ñu ko fi bàyyil rek bul ko laal bul ko jege te mu dimbali ñu suñu pétrole bi parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal la gën a fës bi la jotaayu xibaar moo di université Cheikh Anta Diop mu mel ne kon étudiants yi waneeti nañu seen bopp caxatee nañu restaurant ba lépp lu fa nekkoon lu sa bari yàq nañu ko la ko waral moo di ay résultats yu nga xam ne nii dañu ko publier gannaaw élection amicale yu faculté des droits ba mu mel ni kon résultats yu sax nee nañu dañu ko invalider fas yéene tëggaat yeneen i élection daañu àddu it jëmale ci liggéeykatu kër gi di Sen'Eau met ba futt la ñu def ndax nag nee na ñu soomoyu sax daañ banque seen yoxo soobu ci ak ñaxtu la ñuy ñaawlu moo di doxalin nga xam ne njiital kër ga moom la nekk di doxalee ni te dara awu ci yoon augmentation jégum ndox mi it soomoyu dana am waaye yenn ci ay avantage ñu amoon ñu daal di koy teggi loolu moo leen metti wàllu politique daañu àddu jëmale ci investiture bu leader bu parti bokk ci gox bi ca Kaffrine loolee nag mu ngi judd ci coalition bu dox ci diggante gëm sa bopp ak ku jégga coalition ba sax ñu ngay rafetlu go ya nga xam ne responsable yi mouvement gëm sa bopp ñu ngi koy def sa foofee sa Kaffrine te nee nañu nag seen plateforme boobee la jongante gox goxaan yi rek taxu leen a jokk daañu talit sa Diamniadio Sud extension gox boobee dama ne sax ñu wax ne dañu leen fàtte wala bokkuñu ci réew mi ndax amuñu dara lampi mbedd sik lëndëm la ñuy xuus guddi bu xësaa ba jot poste de santé amu fa waaye it bërëbu fa ñuy jàngee infrastructure scolaire moo xam ci daara yu suufe yi wala digg doomu gi it amu fa ñàkkum ndox tax na ñu dellu cosaan soobu ci xëccum baak mi foofee ca teen ya tàggat yaram bu sa tolloo Pape Mantam bu fas yéene ko ndar keppal yéene kaay xëy dëxëñ ak Diamniadio ñaxtuk askan way yeewoo sa Diamniadio Sud extension ñoom nee nañ seen dëkkuwaay jamono jiite dafa mel ni dañu leen fàtte ci réew mi wala kenn boolewu leen si ndax bëri na ay jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkonteel te ba fii France daal di xëddeen lampi mbedd du tàkk timis ñu xuusik lëndëm amuñu bërëb bu fejukaay ay l'école waxi noppi ba noppi it ñàkkum ndox ma nga xam ne moom la ñu jànkonteel tax na ñu dëkk xëccum maanaam xëccu ay baagi teen ñu ànd see Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye mu di ñàkkub réseau assainissement ndox éclairage public amul dara ci l'école wala sax poste de santé ñi dëkkee ci Diamniadio Sud extension biral ci place publique bi jafe-jafe ya ñuy dundee. bu nawet jotee dañuy sonn duñu am fu ñu jaar pour génn dem marché suñu dañ leen di teg ci kër yi ba taw bi sébét ba ban bi fendi ñu doog am fu ñu jaar dem. ñu gis ne fii lamp yaa ngi ngeen gis poto lamp yaa ngi benn bi si tàkk guddi mu nekk kon donc fi nga xam ne bu guddee samba booy maanaam seen affaire day baax. gannaaw wooteeg wàllu lu bëri yoon yu ñu yëkkati jëmale ci kilifa yi lañ njaboote ñoom ñooñee dëkkee ci Diamniadio Sud extension maire bu Fuuta di bëral nag ay sàkkuteef. mooy ne fii poto yi dañuy dëng parce que suuf si dafa nooy ñu jàpp ne suuf soosu nooy bu poto yi dëngee bu nawet jotee bu poto bi tëddee ba dagg rek
bu fiir bi duggee ci ndox rek bu fekk da lay rek ay la da nga war di tabax école parce que école daanaka li gën a am solo ci doomu aadama moo la mooy yéene école bi jël xale yu ndaw yi maanaam école primaire école bi jël jàng bu digg doomu mooy ñuy def moyen secondaire moyen amu fi te quartier bi soxla na ko ñun nag nekk fu ñu fi di wax rek ñun dépassé nañu le temps de la porte nous sommes dans le temps de l'action. booloo ànd ci collectif ba leen lëkkale ñoom ñooñee dëkk ci Diamniadio Sud extension profité ci cadre bi daal di sax joxoñ baaraam agression yu tekku la ñuy dunde foofee ca seen ak dëkkuwaay. ñu àddu jëmale ca cité imbécile noonee la ñu tudd ñoom nag foofee jamono ji askan wa dañoo gis ne ci peggu pa cité ba égu ya fa nekk wala yenn ci ay égu dañoo ubbi kubéer ga ba noppi it mënees nañu wax ne samba boy yi ñoo def lu ni mel ba noppi it ngir mën a piéger dawalkati moto yi ku fa daanu rek ñu daal di lay song jël la nga moom waa cité ba ñu ngi koy ñaawlu waaye it askan wa ci boppam ñu ngi koy ñaawlu ñu ànd Cheikh Fatou Lambe Diop Pauline Thiam. waaye guddi gi bu amul signalisation rek ab danger lay doon ndax lundi bi égout bi te amul woon kubéer accident yu mel nii di fi faral di am. autoroute bi nii. aca ñuy jégalu bu baax ci qualité boobu lépp élément El Hadj le député du peuple maa ngi laa nuyu. gannaaw boobu la nuyu waatee ñu gis ne comme ni nga ko gisee sa cité imbécile sa pegg ba du si biir cité bi sax waaye si pegg ba égout yi nga xam ne moom moo fa ne nee nañ defkatu ñaawtee fi ñoom ñoo koy dindi kubéer yi ngir nag mën a piéger dawalkati moto yi ba mën leen teg loxo égout yi ñuy dindi loolu faw ñu waxtaanee ko. foog ñu waxtaanee ko parce que ñi koy def ñoo ko tey ñoom ñoo koy ubbi te du fa lu bees yàgg dafay am te itam yàgg dañu koy dénoncer. mais li ma mënul muñ ba léegi mooy ab cité ab quartier bu ay nit dëkk. ay jullit dëkk fa ak ay catholique ay nit yu baax dëkk fa ay responsable ñu naan fii ñu fi dëkk. mooy dëkkuwaay imbécile yi cité des imbéciles loolu lay signifié. donc man li ma leen di interpeller d'abord nañu ko soppi ñu fa dëkk mën nañu soppi tur ba cité des imbéciles mooy lan. loolu benn la loolu taxawaayu dafa irresponsable wala gouvernement bi soppi ko bokk. waaw et bu fekkee dañu fay def jëf-jëfu imbécile aussi mu gën a grave. parce que bu fekkee ay égout nga ubbi ko ay nit ñëw di fa daanu di fa accident bëkk biig ki fa accidenté borom kër la ñëw ak motom def accident sapeur-pompier balaa muy ñëw def sa intervention ay waxtu. yeex ga est-ce que da doon hésiter pour xaar gendarmerie wala police jiitu ko fa balaa ñëw ñoom. pour wàllu sécurité question la. parce que soriwuñu cité ba à ce point. donc bu jëlee temps bu mel noonu xëy na am na calcul bu ñu doon def. loolu lépp dafay symboliser ñàkk kaaraange ci quartier boobu parce que jëf jooju am mooy wane ni lu ñu tay la quoi. léegi kooku dee ñàkk na ci bakkanam ñu continuer di ko bàyyi di ko tuddee cité des imbéciles. cité imbécile wala des imbéciles. nu tudd cité imbécile. cité imbécile. cité imbécile pas des imbéciles. damay laaj rek. parce que ñëpp a dëkk peut-être du dafa am solo. du ma dëkk cité boobu dañ ko la soppi. waaw tur bi moom mën nañ ko soppi. amaana sax am na ñu dëkk ci biir baax lool. di ay kilifa ñu jégalu sax parce que même jëfuñu ko pas du sax dafa xaw a dis ci kilifa yi nga wax ko àlante ñoo ngi dégg sax day métti ci seen nopp quoi. en fait dafa nekk loo xam ne dafay indi ñu xalaat ci lenn parce que c'est bien bon nga réclamer say droits état bi lii état bi lële mais citoyen tamit dafa am lu ñuy wax devoir te devoir mooy tey nga xam ne lii nekk na loo xam ne luy indi loolaara nga la yéen ngeen taxaw si pour loolu bañ fa am parce que ña dëkk ca cité boobu xam nañ ne égout boobu la ko fa nañ ko fa defee c'est fait à dessein. parce que pour tendre nit ñi ay pièges la ñuy mën di agresser nit ñi di jël seen alal di daw. alors loolu ñàkkum civisme loolu bu demee ba am la war mooy askan wu fa dëkk ñoo war a njëkk a taxaw pour loolu bañ fa dañ. beneen bi ay xam nga di ubbi ay égout quand même am na ay acte incivisme la. égout lañ cay xaar parce que bu fekkee dañ ko defar pour ndox mi di fa mën a jaar wala ñu fay jaarale ndox yu bon yeeg yooyu dañ ko war a def lu dul sàmm ko donc loolu dafa am solo askan wi quand même di delloo si seen xel ci li nga xam ne ñu ngi koy poser ni ay actes yoo xam ne du def lu dul indi ay loraange. maintenant kaddu ci askan dafa am solo am na ay cité yoo xam ne cité tur bi ni ñu koy waxee rafetul te jekku donc langage dafa am solo ci yarinu doomu aadama surtout ci booy tabax ab réew donc dafa nekk loo xam ne lu ñu mat a bàyyi xel la surtout ci waxan gi ci doxalin gi ak surtout ci li nga xam ne moom la ñu yelloo. même suñu koñ amoon na benn koñ boo xam ne koñ dof lañ ko doon wax. mais léegi population ñoo fa dëkk dañoo xeex ba léegi koñ teraanga lañ leen di oowee. waaw oui waaw koñ teraanga la tuddatuñu koñ dof.
wax nañ dëgg de ñu wutali université Cheikh Anta Diop daara ju kawe gi sànq ñu ngi ko doon waxtaanee étudiants yi delloote nañu mbuum sa mbooy ga ndax sa restaurant yi la ñu dugg caxatee lépp lu fa nekk yenn si ay jumtukaay sax dañu ko mujjee yàq mu mel ni kon bëri na ci ay néeg yu nga xam ne nii te noonu la ñu ko vandaliser administration bi ñu daal leen di déloger la ko waral moo di élection yu kat ci boobu lépp événement de Cheikh Alassane Baldé. étudiant yu université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di wonati seen mënin lu jëm nag ci wàllu violence ñenn ci ñoom nag mer lool ñoo daal di rek jaxase boobule bërëbu saxukaay xam-xam ñoom ñooñee nag daal di dal ci restaurant yi bu ci jiitu nag mu di restaurant argentin bi ñu caxatee naka noonu nag lañ daal di wutali yeneen restaurant yu ci mel ni Clos del Self ak bii di restaurant central bi ci seen mer ñoom it daal di dal ci ay néegu étudiant administration bay desute gannaaw ndax ñoom it jot nañ leen a génne ci seen i bureau naka noonu circulation bi daal di tàggatémbe ci diiwaan ba seen mer nag daal di bawoo gannaaw ay résultats yu ñu daal di publier jëm nag ci élection amicale faculté de droit bi nga xamee ni ñu daan dañ ko daal di dàq lu ni mel sax duñu ne guléet ndax lu yàggul dara ay jàmmarloo it amoon na ci diggante ay étudiants yu nekkoon ci faculté des sciences gannaaw ay élection jëm ci wàllu yooyu la amicale ñetti doomu aadama sax amee ci woon ay gaañu-gaañu lu yàggul dara benn ci étudiant sax daal day ñàkk bakkanam gannaaw ay jàmmarloo yu métti bawoo ci xeexoo ci diggante ay association yu étudiant commission bi nga xamee ni moo doon saytu yooyu la élection nag moom jël na ndogal dàqal yi les résultats ndax dafa jàpp ne daal am na njuñ njaaj te sax xamle nañ ne daañu organiser yeneen jongante ci lu yàggul dara. le député du peuple ndax ay élection war na mën a tax ñu caxatee li nga xam ne ñoom ñoo ko moom te ëllëg ñooy jëlaat seen dig. ki nekk ministre de Sow. Abdoulaye Seydou Sow. Abdoulaye Seydou Sow. moo nekkoon kii bi moo ko jiite woon. bi mu nekkee directeur COUD. ba bi mu fay génne moo xam étudiants yi moo xam travailleurs yi. man dégguma fi benn manifestation. lu mën di am moom day déplacé wu ñu def dialogue. ñu defaraat mbir mi ci le plus rapidement possible. lan moo différencier diggante gestion yi. maître Moussa Diop. bi mu nekkee ci bopp société Dakar Dem Dikk. déggatoo Goudiaby déggatoo Djibi Gueye Ndiaye lépp di dox. nombre de bus yi am na fu ñu yemoon yokk na ko ba ñu créé Sénégal Dem Dikk. ñu ni déet mu créé yeneen petit minibus yu mel ni Tata yi. nga xam ni dañuy def navette bu gaaw ci diggante dëkk yi ñu ni déet mu xalaatoon nas Afrique Dem Dikk mais quel que soit lekk na wala lekkul jubal na wala jubalul mais en tout cas jubal la ñu gis parce que yokk na doole entreprise ba yokk na employé fa nekk yokk na jumtukaay yu ñuy liggéeyee te kenn déggatu fa coow innovation la. Abdoulaye Seydou Sow ba mu dukkee kudd ba bi muy génn. kenn déggu fa benn coow. tabaxaat na ko te kenn déggu fa coow. léegi nag ñun yooyu la ñu soxla xam nga coow bi étudiants yi li ñu def war nañu ko def defuñu ko woon. ñetti at yi passé defuñu ko woon ñeenti at yi jiitu defuñu ko woon mais ki ko doon doxal ba defuñu ko woon dafa am changement donc ci doxalin bii. yooyu nag mooy li am solo tey réforme yi nga xam ni moom la Mary Teuw Niane indi woon. et ñu bañ ko appliquer ci wàllu njàng mi dégg naa sànq foofu na di ko wax dem ba am baccalauréat dem ba université te doo xam ban spécialité ngay def. bu ñu toppoon li Mary Teuw Niane def wala ñu bàyyi woon ko fa mu nekkoon xëy na du demee nii. gis nga mbaam bul ko jox sa waay. da nga koy jox waayam boo bëggee mu suur mais sopp naa la rek dénk la loo xam ni mënoo ko wala sama waay nga dénk la loo xam ni diis na ci yow problème doo nga lay indi gis nga perturbation yi am université. kanam la jëm de dakkagul de. dakkagul si parce que nit ki ku ëmb sànqalam mu ëmb sa kersa. aw dundin étudiants yi ay nit la ñu dañu am papa am yaay ñu yar leen éduquer leen. ñu nekk ci benn milieu boo xam ne dañuy sàkku xam-xam. donc ñëwuñu fa pour perturber duñu ay wuyu duñu ay bandi ay nit yu baax lañ fexeel ba ëmbal leen seen sànqal. ñu ëmbal la kersa. gestion dafa am nu ñu koy defee. mais wàllu politique rek man awma tuuma bu may teg ci kaw kenn mais njiit yi leader yi ñu dénk ñuy doxal. la ñuy xool seeni ay comportement tey ki nekk directeur bu COUD ma nekkoon directeur DMTA. mais rien à dire da ko doon doxalin bu rafet bu am solo. waaw ci yoon mais xëy na wuute na ak Abdoulaye Seydou Sow ci wàllu. ni ñuy approché dossiers yi approche moom moo wuute ku ne am nga capacité ku ne am nga compétence mais approche mun na wuute ci milieu ba nga xam fa la ñu lay teg kon na xoolaat njiiti nañu xool yooyu nag ñu wutali sa kër gi di poste foofee it ay jafe-jafe la ñu fa nemmeeku liggéeykat ya maire ba futu rawatina ñi tënku ci kuréelu syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications démb la ñu woote ak janox taskatu xibaar yi la leen moo metti bokk na ci doxalinu njiit la nee nañu heure bu neex mu recruter te ay recrutement yu nga xam ne tegu ko fenn kër ga jamono ji sax fa dafa faf nërmeelu liggéeykat ya nekk si ay jafe-jafe démb lañu ko xamle si ak janox taskatu xibaar yi ñu ànd Seex Ndey Xadi Juuf
yu tar ya ñuy dund tàbbal na kër gi di poste Sib Gouta muy taxaw seetlu bu tukkee ci syndicat national bi ëmb liggéeykat ya fa. ñu projet de développement yépp dañu ko fàtte ginnaaw parce que amuñu financement weer bu dee bu jotee pour fay feyile ñoom ñi ngi ñaawlu doxalin bu lub bu seen directeur général nekkee. def nouvel organigramme boo xam ne booy xayma am na 42 postes de directeur boole ci toftal ci 7 assistants du directeur général am na ci ñoo xam ne sax duñu liggéey si ñu classé leen au rang de chef de département ba pare toftal ci di leen di jox ay avantages en nature. ngir joyanti kër gi di poste syndicat ba dëtmal na ay yëngu-yëngal. dinañu décréter journée boo xam ne journée bu rouge lay doon au niveau de la poste. dinañu décréter marche yoo xam ne la moom la ñuy def fii ci Dakar waaye ci capitale régionale yépp. liggéeykat yu poste yi le mbetteel lañu am ca kilifa ya leen jiite ndax tënkoon nañu ay recommandation yu jëm ci jooyanti kër gi di poste waaye ba fi mu toll nii amul benn jéego bu ci seen kilifa ya daal di def. beneen kër bu nekk ci ay jafe-jafe moo di Sen'Eau liggéeykat jàppale ne tey jii la ñu gën a mer ba futtu ndax nee nañu si am ndajam assemblée générale bu ñu woote ni ki démb seen ak njiit na muy doxalee dara aw si yoon bëri na ci ay avantages yu nga xam ne amoon nañu ko dañu ko rek mujjee teggi njëgal ndox mi ñu yokk ko mu mel ni it nee nañu lu nu mel bu dakkul daañu soobu ci ab grève banque seen i yoxo Safiatou Bandiaye. fiikatu Sen'Eau yi di nakarlu rek yorin bi bon bi ñu jàpp ne rek moom lañ yore seen bilépp entreprise ci diggante ñàkk seeni avantage ak ay anamu liggéeyukaay yu metti loolu yile liggéeykat ne dañu am mbetteel loolu ci Sen'Eau. si li ñu dindi bokk na si dotation carburant essence sax bi ñu doon def si oto yi di dem ci terrain bi di wër di régler problème société bi dañoo wàññi dotation boobu ba tax na suñuy déploiement si terrain bi sax demeetul noonu loolu dañ koy déplorer. prime yi ñu daan am yu si bari commencé nañ di ko dindi. bokk na ci li ñuy nakkarlu njëgu ndox bi nga xamante ne jàpp nañ ne dafa yokk ci consommateur yi ñu fas yéene nag boole seeni doole di xàccandoo di dóorandoo ngir rek ñu mën leen a dégg. client yëpp constaté nañ seen facture yi nu mu yokkoo léegi ku doon fay 5000 yaa ngi fay 10 000 ak i 15000 loolu dañ jël ay compteurs yu bees teg ko fi compteurs yi gën a gaaw moteur Ferrari di daw ñuy facturer di encaisser xaalisu nit ñi. di ko rapatrier muy dem. mer loolu tax nag ba yile liggéeykat ne nag fas yéene ñu benn yoon dellu ginnaaw pare nañ ngir amal grève ngir rek ñu saafara seenu jafe-jafe nu mu gën a gaawee. Mamadou Fofana mu ngi ni kon ñaari kër yooyu ñoo bokk ay jàmbat seen njiit na muy doxalee moom la ñu d'accord muy poste wax nag Sen'Eau. tàmbali gi ci poste boo xoolee dafa am ay mun naa wax ay société yoo xam ne. mun nañu wax ne vache à lait nañ ko tuddee. parce que directeur bu fa ñëw lu la neex ngay def mbirum politique nga fay dugal parloo jël. recrutement bambulaa goo xam te ne nii nag tëral ko fa goo xam ne gu jégg dayoo lay doon. parce que lii journal bi bind tey ne ay 7 assistants di jël xaalis bu bëri di ko dugal ci sa gafaga wala di ko dugal ci loo xam te ne nii tey jéemoon améliorer les conditions de vie ak d'existence ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey moo gënoon am solo et préserver également les emplois parce que loolu la tey boîte soxla gis nañ Covid bi lu mu def gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko ci wàllum koppar donc ci ngàmbin bi dafa nekk loo xam te ne nii lu ñu mat a bàyyi xel la. maintenant quand les intérêts des travailleurs sont bafoués bu fekkee ne liggéeykat bi joxuñu ko àll ak ak yelleefam toppatoo wuñ ko nuñ ko war a toppatoowee bu fekkee ci société nationale la boo xam ne ab sénégalais moo ko jiite waaye bu tubaab bu ñëwee bu ñu jiitee day gën a doggali gaañi parce que ca sénégalais la tàmbali. waaw sa sénégalais yi la tàmbalee El Hadj Sen'Eau ak poste kër yooyu de liggéeykat yi jamono ji dañoo yëngu. xam nga poste moom. dafa yàgg mu ngi jéem a innover nag. comme ñeneen ñi ni ñuy innover ci wàllu transfert d'argent ci wàllu poste finance yooyu nga xam ne ay banqaas la yokk ci moom. poste costaud xaw ma poste costaud lañ koy xaw ma. ak seen yóbbu bagage yi ak yooyu noonu donc lépp lu xew tey ci wàllu livraison ak yooyu poste ñun ñoo ko commencé woon donc am nañu innovation. dafa laaj nag li ma doon sànq ci wàllu leader koo xam ne mooy piloter projet yooyu dooleel ko bi ci des mooy. poste dafa ñàkk lu bëri ci bourse familiale yooyu gouvernement bi doon joxe njabootu ñu néew doole ñi yu bëri poste moo ko supporté woon et bu ñu fàttali liggéeykat yi defoon nañu fa ay déclaration que état bi ameel na leen xaalis dama xamul la moo tax boole waale wuñu ko ci biir xam nga itam liggéeykat yi faaw ñuy dem jusqu'au bout
bu ñuy wax ñiy laal fii xisan gis nga état yi ñu amal affaire ay état wu politique lañ boo nekkee liggéeykat ci société nationale boo xam ne ñoom dañ ko fee fekk ñi fi nekk ni tey taxawaluñu fi poste de ñi leen fi remplacer taxawaluñu fi poste te ñoom dañuy dem bàyyiwaat fi poste yow boo nekkee liggéeykat état actuel bi bu la bëggee man suuxal da ngay def face ni ko yow yaa ñu bëgg man suuxal état bi ñaata ci ay milliards la ameel bor waa poste loolu tey bu ko état bi fayoon waa poste comme ni ko njiitu réew mi waxee woon kon poste tey du dund ci goutte gi muy dund et ñu dund ci goutte googu yow nga ñëwaat nekk kilifa wut junni assistant wala sa ay xarit wala sa ay copain c'est-à-dire loolu laa xamul lan lay tekki dégage ñi nga xam ñoo la jigee woon dévaloriser leen indi sa yeneen nit yu bees te ña nga fa fekkoon doo leen mën a dàq yokkaat ci ñeneen ñu bees gën a yokk charge yi te yow sa ay privilège say avantage day yokk saa bu la neexee tukki mel ni loolu c'est-à-dire que fu ñuy génnee 5 millions wala 10 millions day mel ni fu ñuy génnee benn 25 francs te entreprise dafa antal loolu mais poste tey ni muy yaatoo ci Sénégal ni muy doxee ci ni jamonoy doxee lépp loo xam ni technologie la ci wàllu téléphone morning yi nii nu ñu koy waxee yëpp am nañu ay application moo nga mën ci jël xaalis ak sa carte et cetera donc ñu ngi dox mais bu ñu amul fond aussi duñu mën a dox bu am solo seen o moom liggéeykat yi na Sénégal yëpp ànd ak liggéeykat yi et liggéeykat yi nag gàcce ngaalaama parce que ci début ba alerté woon nañu nee nañu ñi ñuy jox ndox mi mënuñu ko tey am nañu ndam moo tax ñuy manifester te manifestation bi seen njëriñ mu ngi ci mais dañu ni ñoom dañuy jàppalaale askan wi parce que seen o mu ngi bëgg rey askanu Sénégal kan ñoo mën a àndandoog liggéeykat yi ñu def face ñii nga xamante ni bi yàq nañu suñu ndox mi mais seen o moom seen o kuy bàjjanam Sénégal c'est-à-dire que seen o amul benn quartier amul benn gox amul fenn fooy dem ñu am satisfaction ci seen o te mënul fexe ba gouvernement bi wax ci seen o encore une fois Serigne Mbaye Thiam mi signé woon contrat mu ngi fi lillahi wa rasul ministre bi waxal ci seen o amul benn dëkk bu askan wa am nañu satisfaction ci seen o ñun moom campement ngi xaw moom suñu benn 30 mètres ba la ñu tabax baaxee ko non mais seen o moom ban droit la am ci Sénégal kan mooy seen o dañ ko waajal bàjjanam da ko waajal. ah non c'est dommage. ayca ñu wutali sa commune bu Ndao ak collectif bi nga xam ne moo ëmb ndaw yi mbaaw yi nga xam ne nee na ñu aar seen gox rek moo leen tax a jóg nee na ñu xel xalaatul ñuy bàyyi ministre bi ñu dénk wàllum environnement moom ci boppam Abdou Karim Sall mu daal di nag politiser campagne li nga xam ne mooy recrutement bi ñu teg ci projet Grande Muraille Verte bi nee nañu nag jamono ji def ko tàmbalee politiser te loolee ci boppam la ñu bëgg mu dàkk jot nañu ko dànxaafu du ñàkk daañ teewlu Moussa Seck membre bu plateforme bi si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu ànd ak Idriss Diémé ñu wutali sa Kaffrine ak rassemblement bu mag bu nga xam ne dañ ko fa amaloon diggante gëm sa bopp ak opposition ba ñoom na dañ ci profité daal di investir leader bu mouvement bokk ci gox bi ngir jongate gox-goxaan yi ñu dëgmal plateforme ba nag nee nañu lu nu mel bés bu dakkul mënees nañu am kon ay résultats yu jàppandi ci élection yi ñu dëgmal Cheikh Tidiane Gueye ñu teewlu ko wax Alioune Kane. opposition bi toute opposition confondue maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di tàll loxo dans une dynamique unitaire ñu ànd doon benn say changer Kaffrine quand je dis Kaffrine je parle de toutes les communes du département kilifa gi bu mu fi jaaree ne leen 100% la fi am wala day jël commune yëpp mais xam nga yàlla mën na yee ku nekk après tourné leen ne leen wala da ngeen am bu leen ci war a jaaxal mais nga xam ne yëpp dina ko jaaxal ci kàttanu yàlla parce que fi ñu jëm ñeme leen ko fi ñu jëm suñuy mbokk ñoo koy joxe suñuy mbokk ñoo koy tànn dëgg moo fay dem bëgg moo fay dem pas-pas moo fay dem Kaffrine rongoo ñu baadoolo dootu ci siimati jërey buur ñu àddu jëmale ci leneen si soxal bi la jotaay xibaar mu di liggéey BRT bi bus rapide transit nee nañu nag liggéey bi dana yemb décembre 2022 date woowee la ñu jàpp ministre bi ñu dénk wàllum infrastructure moom moo ko xamle moom Mansour Faye ni ki démb la doon dem di nemmeeku projet ba liggéey ba fa mu toll waaye it nee nañu jël nañu matukaay yëpp ngir nag liggéey bi daal di yemb te mu bañ a andi ay gàllankoor ci nawet bi askan wi seen dem ak seen dikk waaye nag Soham Wardini maire bu Dakar moom leen xamal ne liggéey bu sañoon mu gën a teel a pare ndax nag Dakar dafa war daloo forum mondial de l'eau bu en 2022 ñu ànd Cheikh Abdoul Aziz Sow da Barpoline Thiam. liggéey bi di wëy ouvrier yi nekk ci ngir sàlloog àpp gi ñu jàpp ko fii ak at ak juróom benn weer. lii BRT bi di liggéey gis nañ dana def nekk réalité parce que au plus tard
en décembre 2022 bu soobee suñu borom mu dara tawul chantier bi dañ ko livrer mu commencé daw maanaam yokk koom-koomu dëkk bi yokk tartaaru dëkk bi yokk aussi yombalal dem beeg dikk bi. maire bu Dakaaru di sàkku mbir yi gën a gaaw ñu pare liggéey bi laata événement yu Dakar war a amal ci atum 2022. xam nga ne Dakar fan yii ñu jëm rek danañ am ay événement yoo xam ne àddina daf ñuy wuyu si. noonu a gën a rapproché délai de livraison yi mooy gën ndax ñu mën a am une circulation fluide. ak nawet gii di nuyoo ay motuwaay jël nañu ko ci ngir askan wi bañ a lott ci lu nu mel. jafe-jafe yi amoon daaw nu mu néew daañu fexe ba nga xam at mi ñuy dugg aussi maanaam jafe-jafe bi dana wàññeeku parce que jël nañu ay motuwaay ci wàllum moto pompe ci wàllum drainage ci wàllum travaux assainissement. décembre 2022 kon liggéey bi war nañu ko daloo ngir BRT bi mun a tàmbali dem yeeg dikkam gannaaw bi ñu defee test yeeg essai yi le le député du peuple BRT bi la ñu wax waaye TER bi de ñoom ñu ngi jàppay daal di delloo rek gëm nga ne kon BRT bi man dana yemb décembre 2022. xëy na mu yemb de waaye balaa moo yem moom sénégalais yi moom daañu ko yëg bu baax. daañu ko yëg ci wàllu coono te nawet baa ngi dëgmal si. yëg si na daañu ko yëg ci bari na jafe-jafe déjà yoo xam indi na ko mais nag xëy na li wolof di wax balaa ngaa nomlet. taw nga toj ay nen nomlet balaa ngaa nomlet di nga toj nen. loolu moom diggante. mënta ñàkk diggante simi ko solo faaw yoo xam ne dox fi. mais teewul nag. mu lalu ci dëgg teewul nag mu lalu ci dëgg ci ñu nawloo Sénégalais yi xam nga BRT ñu ngi jàmbat travaux yi même travaux yi lañ doon jàmbat ci bi ñuy soog a defar bi ñuy defar TER moo ëppoon sax ay victimes parce que am na collectif des victimes du TER xam nga loolu amoon na fi mais TER boobee tey foofu na ñaata milliards la ñu ni moom la coûté Sénégal ëpp na 1000 milliards plus de 1000 milliards kañ lañu ko inauguré woon mat na ñaar jàpp ñetti at. dem na ba kan moo ko inauguré woon njiitu réew mi lan la ñu waxoon bi ñu koy inauguré dafay daal di commencé. ñaata la ñu xayma woon ci ay nit ñi ñoo fay liggéey. ñaata la ñu xayma woon dina ko liggéey par jour. ñaata nit la ñu waxoon ni dina leen convoyer par jour Dakar Diamniadio Dakar. finalement ñu xalaat sax finalement la ñu wàññi sax indi ko Diamniadio mais bi ñuy soog a premier projet bi début ba Dakar AIBD la ñu waxoon après ñu tënk ko Diamniadio d'accord muy wateraay bi commencé Dakar yam Diamniadio maam. projet bu coûté Sénégal plus de 1000 milliards. ñu inauguré ko mat na ñaar jàpp ñetti at. chaque année ñu sang ko. noor nawet taw bi sang ko. te ñu ne chaque jour naa liggéey ay millions. mais ñun xaalis boobu ñu war a fay. fu ñu koy jëlee pour fay ko. bu fekkee këf ki ñu jënd baaxul pour daw. dawagul ba léegi. c'est-à-dire que Sénégalais yi tey tout le monde ñëpp a woon a génn interpeller ay question de TER bi lan moo tax. dawul daw parce que suñu xaalis la ñu ci def. te séentu nañu muy liggéey pour rentabilité mais lan moo tax TER bi dawul. et BRT bu melee noonu aussi parce que BRT bul fàtte ne am na yeneen projet ci renouvellement parc automobile yu ko jiitu woon tey gis nañu pompier suuf sa fan la mujj tey gis nañu gestion bu boo maraîcher ni mu demee daanaka lépp dañ ko privatiser ñun nag am nañu droit di interpeller gouvernement bi. ñun li ñu moom nañuy leeral gestion tey dañu war a dóor ci kaw taabal ji ñi président TER bi na commencé daw. parce que kenn mënut a tey mu jënd na ko nag. def na ci plus de 1000 milliards. inauguré nañu ko. raay bi noppi na. courant bi lépp mat na. mais lu tee TER bi daw. formé nañu ñu koy dawal ak ñi dagg ticket yi. mais lan moo tee TER bi daw. moo gën war alors chaque jour naa mën a daw nag. xaalis manque à gagner la. mais c'est-à-dire foog ñu respecter Sénégal yi. dañu ne bëgg ko def affaire comédie TER bi dawagul non fu mu nekk comme mënatuñoo fexe ba du ko jënd na ko noppi dañuy exiger TER bi commencé daw pour manque à gagner boobu mën a dakk ñu mën ko rembourser mais mënuñu jël plus de 1000 milliards def ko ci ak weñ goo xam ni demul dikkul. sax ko ñetti yoon. xam nga lu ko jiitu projet bateau taxi ya nga xam ne moom lañ fi defoon sa tënkee. installation yi fu mu nekk xuur na. te bateau dawagu fa. bi ñu defee test ci xeer yi lañ delluwaat ba léegi. ba yeneen ni du mujj noonu rek parce que TER bi tam mi ngi bëgg a yàgg de. xam nga gaañ la ñu gën a mën état mooy dikk askan. wane leen tàmbali ga. waaye yeggali ga mooy doon problème et wane na ko ci projet yu mu mënti doon gis nga projet BRT bii nii ñu ngi naan décembre 2022 mais 2023 sax fii la koy fekk. ah déet. parce que kii bi BRT bi 2023 fii la koy fekk xam nga lu tax parce que fi nga xam ne fa la tàmbalee mu di géejawaay waxuma la li xam ne géejawaay lay jóge pour dem ba Dakar. géejawaay dara avancé gul da amul lu fa avancé lu concret loo xam ne mun nga ne lii de wax dëgg yàlla mun nañ xaar ne mun na dans les 2 ans mu jeex c'est pas possible
beneen bi mooy la mu nar a engendrer ci ay conséquences xam nga lan la ba taw bi fekk ko fa parce que jëluñu benn matukaay boo xam ne bu tawee ñu dëkk ci ñi nga xam ne fa la travaux yi am dafay indi ay inondation daaw indi na ko ren defaguñ ci dara ministre bi mi ngi wax ne woy dinañ ko jël en charge mais xam nga taw yi tàmbali na tey ca Kaolack nañu dem fii ak 5-6 jours wala fii ak 15 jours bu Dakar tawee ay inondation ñooy amaat Géejawaay ci yeneen gox yi nga xam ne travaux yi am na fa donc je crois xam nga askan da nga koy wax la nga xam ne moom mooy dëgg te di anticiper par rapport ak li nga xam ne moom mooy ñëw parce que bu fekkee ne foofu dafa nar a taa état bi la ko war mooy jël ay mesures d'accompagnement anticiper ci li nga xam ne tey bu tawee askan wa duñ fa loru. milliards Sénégal fa ñu def ci ay ferraille duñu nangu mukk terre bi nekk doon ferraille baadu dina daw nii mu bañ a nekk ferraille soxla wuñu ferraille gaa yi dem di kër am ci mbalit doy na ayca ñu jàlleel si ñaareelu pàcc bi la jotaa xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Mante Mboup daal di teew ma nag asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye jëm cité de Dougar. alhamdulilah ñu ngi lay jongante xarit yooyu la ñu koy dooree Sénégal de moom ndam la ko dooree. waaw jàppale nag kon Sénégal ni ki démb nag la ndax képp lu jëm ci wàccaayu nag ngir élimination coupe du monde 2022 ndaxte li jëm nag ci yooyu la compétition sax dañ ko waroon tàmbali ci weeru juin waaye dañ ko dàq ba septembre kon Sénégal nag amoon ci ñaari jongante xarito waaye mu mel ne nag ñaari jongante yëpp Sénégal ndam la ci am ndaxte démb dafa daan ñi di waa Cap Vert ñaari ball ci dara foofu ci stade Lat Dior bu Thiès biir Sénégal yi sax kii di Idrissa Gana Gueye moom nag moo dugal ab coup franc bu rafet lool sax kii di Sadio Mané nag ci penalty mu dugal ñaareelu but bi en tout cas lu ci mënti am daal kii nag di leen tàggat di Aliou Cissé rafet na bu baax a baax taxawaayu nag gaynde Sénégal yi ci ñaari jongante yooyu la waaye nag ci wàllum jëm ci joueurs yi kii di Cheikh Kouyaté moom mi la gis na ne daal Sénégal nag pare na ngir nag door lu jëm ci wàllum yooyu la éliminatoire ñu teewlu kii di Cheikh Kouyaté. terminé en beauté ñoo fi gagné donner du plaisir au peuple sénégalais qui le méritait tellement donc yaakaar naa ni on a fait ce qu'il fallait maintenant su ma gis kii yaakaar naa ñëpp kontaan nañ xam nga rek les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas parfois nag staff bi dañuy am loo xam ne dañu koy essayer pour xool dans le futur mais gis nañu carrément ñëw na changé waat na affaire bi et ça a marché en plus joueurs yi gis nañ seen bopp donc ñun la lu ñu jox rek war nañ ko essayer appliquer xam nga ni ba passé amuñu woon temps bi mais comme que léegi bii nii tàmm nañ ko moo gën a yomb si ñun quoi mais. kon bilan positif. waaw bilan positif quoi instant mën naa ne kaay moom kay gars yi mën nañ dem vacances quoi tranquille quoi. loolu moom lu am solo la parce que tey dañu am jeunes yoo xam ne tey dañu am talent indi loo xam ne carrément c'est spécial si équipe bi la parce que du jeunes yoo xam ne dañuy ñëw rek di laaxtu mais dañuy ñëw apporter dara pour équipe bi mën naa ne carrément le football sénégalais entre dans de bonnes mains. première journée handball CAN senior soxal jigéen ñi Sénégal fas yéene jàkkaarloo Madagascar. waaw ni ki tey nag bu benn waxtu 13h foofu ca Cameroun Sénégal nag fas yéene ci laale ak équipe bi di Madagascar bi nga xam ne nag bi mooy première participation ci boobule compétition Sénégal moo nekk nag vice championne d'Afrique ngir nag lu jëm ci wàllum handball bi la ñoom nag seen bébét du lenn lu dul nag jël ñaar fukk ak ñeenteelu édition bi nga xam ne tàmbali nañ ko ni ki démb foofu ca Cameroun kon tey ji la yeneen jogante yi bokk na ci bu 15h jotee Angola mu fas yéene laale ak Cap Vert 17h Tunisie ak Guinée la doon démb nag pays hôte bi di Cameroun moom moo daan nag daan yu métti sax ñi di waa Kenya ak 40-16 RD Congo daan ñi di waa Nigéria 35-16. Afrobasket soxal góor ñi 2021 calendrier bi jëm ci jongante yi fësal nañ ko. waaw fësal nañ ko ni ki démb nag FIBA moom moo ko nag xamale ñu jàpp ne nag boobule Afrobasket ñu fas yéene ko amal foofu ca Kigali Arena ci Rwanda dinañ ko tàmbali ni ki ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum août jàpp juróomi fan ci weerum septembre kon ñu jàpp ni lu toll ci nag fanweer ak juróom-benn match dinañ. jàpp ne pays hôte bi di Rwanda mi nga xam ne moo fas yéene nag dallo compétition bi moom ci match ouverture bi RD Congo la ciy laale Tunisie bi nga xam ne nag moo yor raaya gi moom jàppal ni Guinée moom la fas yéene laale ci premier tour bi Sénégal di fàttali moom moo ngi bokk ci groupe D bi ànd ci ak Cameroun niki noonu Sud Soudan ak ñaari benn équipe bi nga xam ne moo fas yéene nag qualifié jëm ci groupe E bi war a dox ci diggante Cap-Vert Maroc ak ñii di Ouganda ñu jàpp ne sax Sénégal génnam gu njëkk dina ko amal niki ñaar fukki fan ak juróom ci weerum août
jàppal ne sax yooyu les compétitions nag groupe bu nekk 4 premiers yi ñoom dañoo war a qualifier nag directement ci quart de finale yi deuxième ak troisième bi ñoo fas yéene nag disputer ngir lu jëm ci wàllum huitième de finale yi 4 qualifiés yi ñoom ñi leen nag ñoo dem directement ci quart de finale yi jëm ci yooyu les compétitions ñu fas yéene ko amal foofu ca Kigali Arena ci Rwanda kon ñu jàpp ne Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf rendez-vous kon 12h. 12h lay doon ak Simon Pierre Faye. 13h le député du peuple. El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf El Hadji. jaajëf maam. kon ci kanam. rendez-vous kon waa ci kanam. tës ci kanam la de. waaw mais su ma ko xëyatee boo nuyoo rek. ne ñu ngi réclamer départ terre maanaam mu commencé. ñu bañ koo def ferraille. terre non duñu nangu amuñu jotu njëgu Sénégalais yi loolu lañ ko def slogan. terre na daw. terre na daw terre na daw. jéem terre na daw. terre na daw 1000 milliards ci ferraille. duñ ko nangu. léegi minute palabre loolu la ñuy wax. terre na daw terre na daw. 1000 milliards ci ferraille. duñ ko nangu. Mamadou Fofana. terre na daw waaw sama waaj. le pertinent. jërëjëf. rendez-vous à. chéri. ak lakkale. maa su ko fi génn de le pertinent. le pertinent.